naagu yi tey du leeno ndax borom yet du xeex ak borom fetal te yenn dëgër bopp yi jaay sa bakkan laa waa réew mi tey lu leen waa Sénégal tey du leeno ndax borom fetal du xeex ak borom xam-xam yenn dëgër bopp yi jaay sa askan laa ne borom xam-xam du xeex ak buur bi yàlla yenn dëgër bopp yi jaay sa diine laa jëf mbokk yi ñu ngi leen di nuyu bu baax di rafetlu seen ànd ak kóolute gi ngeen ànd ak seen rajo Mbour FM TV kaddu gi bàyyeekoo fii ci quartier Château d'Eau ni ñu koy amalee rek mercredi bu nekk di àllarba bu 18h jotee jàpp 19h seen émission gindi xam ngeen ne dañuy faral nag di ci dalal ay chef de service ñu ñëw ñuy fas yéene nag càmbar wala sax waxtaan ci la ñu leen dénk ndax mu gën a mën a leer ci boppu askan wi nga xamante ne nii ñu ngi topp tey ji nag mbokk yi ñu am mbégte bu yaatu di dalal ñoo nga xamante ne nii ñenn ñi dañu féete ci ñaari wet di ci njëkk moo di trésor mais également ñoo xamante ni aussi ñoom ñoo ŋànk dëkk bi di waa mairie ak itam ñi nga xamante ni dañu féete ci impôt ak itam ñi nga xamante ni nii dañu nekk ay délégué de quartier ñoom ñëpp mbokk yi ñu fas yéene seq benn waxtaan lépp rek ngir mën a gindi ak leeral lu bëri ci ay ponk yoo xamante ni ñu fas yéene nañ ko jukki tey jii. ci loolu mbokk yi daañu am mbégte di dalal ku ci mel ni monsieur Bayati Babou may fàttali Bayati Babou rek moom moo nekk premier adjoint au maire ci deuxième adjoint au maire ci mairie bu Mbour. mais noonu aussi la ñuy dalalee kii di Mohamed Touré moom tam féete fële ca Trésor mais noonu aussi la ñuy dalalee kii di Ousseynou Faye moom itam nekk représentant service des impôts mais également dinañu dalal kii di El Hadji Oumar Sarr nekk délégué de quartier zone Sonatel waaye itam kii di Saloum Sissoko nekk consultant dina fekkee waxtaan bi. di nuyu samay naataangoo ici nga xam ni ñoom laa bokkal jotaay bi nga xam ni ñoo seq commission la. De fiscalité locale bi di ci jiital le président Bayati Babou deuxième adjoint au maire de Mbour waaye di nuyu aussi suma collègue monsieur Ousseynou Faye bi nga xam ni moo nekk centre service des centres fiscaux de Mbour ñu xamee ko impôt et domaine bu Mbour waaye di nuyu ki nga xamante ni itam moo fi teewal tey délégué yi di monsieur Sarr donc loolu la ñuy ibbee rek incha allah ba ñu xoos ci jotaay bi jërë ngeen jëf. jërëjëf monsieur Touré xam naa duñu ñàkk dinañu wéyal présentation bi ci kanam mais juste rek ñu jox kàddu gi monsieur El Hadji Ousseynou Faye sëñ Faye maa ngi lay ziar di la nuyu. maa ngi lay fay di ne asalaamualeykum wa rahmatullah di nuyu auditeur rajo bi Mbour FM di nuyu borom kër gi. du nuyu tamit sama naataango yu fi toog du ma fàtte itamit di nuyu sama kilifa gi ki nga xamante moom ma yéewal fii muy monsieur Magueye Boy chef de centre des services fiscaux de Mbour boolewaale itamit sama collègue bi nga xamante ni moo fi waroon toog te mu amoon empêchement muy monsieur Tendeng di ko nuyu di nuyu waa Mbour yëpp population yi di tamit di profiter ci occasion bi tamit di ñaan jàmm ci Sénégal ñaan mbas mi nga xamante ne situation bi boo leen gisee nu ñu toogoo moom moo ko waral di ñaan yàlla jële ko fi ak jàmm jële ko ci monde bi yëpp comme ça ñu gën a mën a am occasion di avancer le développement Sénégal di rafetlu opportunité bi nga xamante ne moom laa am tey bokk jotaay bi ak samay naataango monsieur le maire monsieur Touré et monsieur Sarr délégué de quartier yaakaar naa occasion la tey pour ñu waxtaan lu xóot a xóot ci mbir mi monsieur le maire jot na ci xuus tuuti mais yaakaar naa dinañ am occasion pour gën ko yaatal surtout ci commission de fiscalité locale bi nga xamante ne moom moo waral suñu toogaay tey dinañ wax commission bi naka lay doxee
naka lañ koy taxawalee ak lan mooy mission commission de fiscalité locale ak yeneen question annexe yoo xamante ne xëy na tey auditeurs yi bu ñu ko posé dañ ci mën a ñëw incha allah. Tout à fait. Voilà, maa ngi leen di jaajëfal. D'accord. Merci beaucoup. Je pense que nous respectons les mesures barrières. Peut-être que nous avons baal rek après nga génne masque bi pour dégg bi mën a gën a leer si auditeurs yi ñuy déglu voilà donc dina ci am solo. Très bien. Monsieur Faye. Je pense que tey jii ponk bi ñuy fas yéene waxtaanee bokk na ci li ñu tuddee typologie des contributions foncières, typologie des impôts foncières, catégorie du foncier bâti. Alors soo ko doon expliquer ci kàllaamay Kocc. pour ñi ñuy déglu loolu mooy lan. ok jërëjëf yaakaar naa question bi buñ ko naree faram-fàcce ci kàllaamu Kocc bu ñu waxee typologie impôts locaux mooy maanaam bépp xeetu impôt yi nga xamante ne moom lañ jagleel waa collectivités locales yi. parce que boo xoolee wàllum impôt si répartition impôt yi nga xamante ne moom mooy dem ci GAFA réew mi dafa am benn pàcc boo xamante ne moom mooy dem ci GAFA nguur gi mooy lu ñuy waxee impôt d'État ak benn GAFA boo xamante ne dañ ko jagleel collectivités territoriales yi donc ce qui fait que bu ñu waxee typologie impôts locaux mooy xeetum impôt yi nga xamante ne buñ ko recouvrer impôt bi maanaam lépp mën na dem ci GAFA ak collectivité locale bi wala moo am benn xaaj boo xamante ne benn xaaj bi day dem ci collectivité territoriale ak beneen xaaj bi nga xamante ne day dem ci GAFA état bi donc loolu mooy typologie bu ñu waxee typologie impôts locaux mooy maanaam xeetu impôt yi nga xamante ne buñ ko recouvrer waa trésor buñ ko recouvrer ba pare répartition bi day dem directement ci GAFA collectivité territoriale yi léegi bu ñu jëlee xeetu impôt yooyu xaw na bëri mais dinañ ci ñëw benn par benn pour gën a yaatal waxtaan bi ku nekk xam bu nekk lan la wundu ma commencé ko par benn xeetu impôt bu ñuy woowee du benn sax mais ay xeetu impôt bu ñuy woowee contribution maanaam day am contribution foncière des propriétés bâties am na beneen bu ñuy woowee contribution foncière des propriétés non bâties mooy genre corollaire la rek ak beneen contribution bu ñuy woowee contribution globale unique boobu itamit xeetu impôt la boo xamante ne dañ ko jagleel collectivité territoriale loolu mooy d'une manière synthétique typologie wu impôts locaux wala impôt yi nga xamante ne moom lañ jagleel collectivité territoriale. D'accord, très bien, c'est clair. Monsieur le maire, dañ lay jox kàddu gi juste rek nga ñëwaat ñu xëy na dina ci am solo nga rafraîchir un peu la mémoire ci commission bi niñ ko tëggee kañ lañ ko tëgg ñan ak ñan ñoo composé commission bi ak lan moo nekk ay objectif am. voilà jërëjëf maa ngi lay gërëm sëñ Fall xam naa ne sëñ Ousseynou wax na ci léegi. léegi commission bi dafa nekk loo xam ne état bi dafa xool ne impôts yi ci Sénégal ñu ci bari farata lañ ko maanaam ku ci nekk rek yaakaar nga ne loo moomal sa bopp état bi amu ci dara c'est vrai que bu dee liggéeykat yi walla fonctionnaire yi walla li ngay jënd. parce que li ngay jënd aussi am na lu ci nekk loo xam ne état bi da koy jël yow daal loo liggéey yaa ko moom te réew mi du doxee noonu am na ñoo xam ne mën nañu ricc am na ñoo xam ne mënuñu ricc commission bi nag boo gisee ñu créé ko parce que communes yi boo gisee ñu def décentralisation day permettre commune bu ci nekk yow li lay développé yaa koy wutal sa bopp. Tout à fait. te bu njëkk non seulement dañoo créé communes yi mais. joxuñu leen seen i moyens ñu doon wutal ko seen bopp maanaam jox nañ leen ci tuuti mais li ci des dañu ne état bi moo leen koy defaral. état bi nag dafa ne nag léegi yéen comme yéen a moom seen xaalis yéen a ko war a saytu yéen a war a dem dugal ci seen loxo. parce que ñi fay nekk di leen jàppale ni agent état yi man déjà li ma leen doyee rek doyul buñ ci bëggee boole yéen li ngeen am te yéen ngeen toog rek croiser les bras di xaar. mun naa poser problème donc moo tax ñu teg commission de fiscalité locale
nu mu tëddoo maanaam dañu jël commune bu di nekk ak sa dayoo di nga toll ñu jël ay délégué de quartier ak jël benn élu mu jiite leen. Mbour yàlla def na juróom-benn délégué la ñu war a jël ñu tudde leen commissaire moo tax monsieur le délégué El Hadji Omar Sarr teew fi xam naa dinañ ko jox léegi kàddu bi moom tamit mëntee sànni kàddu. Expliquer un peu donc ñu dugal ci ñu jël ci 8 yi ku ci nekk am nga suppléant donc total bi di nekk 16 di mu nekk fukki nit ak juróom-benn. mais juróom-benn yi ñooy titulaires yi juróom-ñett yi di suppléant ñooñu ñoo war a ànd ak waa impôt ak waa trésor ñoo xam ne ay membre de droit la maanaam ñun amuñu droit doog suñu ruq rek jël décision waxtaane ko te yëgaluñ leen ko. ñoom réunion bu ñu war a def dañ ko war a teewe mais bu ñu dul voté mais ñoom dañ ko war a teewe du ñu gindi parce que ñoom it comme ñun la ñuy liggéeyal lu ñu war a def pour ñu bañ a juum te loolu mooy seen liggéey waa impôt lan mooy impôt ñan ñoo war a fay impôt ban façon impôt la ñu war a fay ñoom ñoo ko xam. trésor mooy ñoo yore suñu kees mairie ku fa dem xaalis amu fa. ñun lu ñu am waa trésor lañ koy dénk donc ñoom it dañu war a jàppale pour seet nag la ñuy jëlee xaalis bi ak fu ñu koy war a def. tout à fait donc commission bi 16 délégués la ñu tuddee leen ay commissaires monsieur le maire jël arrêté teg ma ci kaw commission bi. loolu nag lu ñuy def mooy dañu ànd liggéey comme par exemple lu ñuy wax recensement xam naa dinañ ci ñëw ci kanam. bu ko impôt doon def la doon dem rek. ak ay moyens mairie sax mën na ko bañ a yëg bu paree mu bind ñu war a bind jox leen ay kayit après ñu war a ñëw fay mairie dafa ne nag léegi nag état bi dafa ne mairie bi na ci dugal loxoom comme mairie bi moo ëmb dëkk bi di liggéey ak délégué de quartier yi mu boole ci délégué de quartier xam nga ñoom mën nañoo ñëw ci quartier di laajte nit te duñ ko xam. tout à fait mais délégué de quartier bi fa ne. xam na ku fa yeewoo xam na ku fa dee yeewoo ku fay luye xam na ko ku fa luyewul xam na fa ku fa jaar xam na fa ku fa jaarul xam na fa donc bu ñu jaaree ci moom dafay naa day gën a yomb. tout à fait pour que nit ñi aussi gën a mën a xam donc ci tënk rek. parce que tey jii defe naa ne lu loolu mooy principal kii bi. tout à fait mais li ñu nar a waxtaanee. ci waaw ponk yi bari na trop. voilà donc très bien commission bi. noonu la tëddee. ok ñun moo tax tey jii ñun ñëpp. ñu ñëw teew fi tey pour que question bu askan bi am boo xam ne ci wàllu impôt la même bu génnee thème bi sax incha allah dinañ ci jéem jox leen ci ay réponses parce que loolu moo tax ñu def série d'émissions yi. tout à fait bu dul woon mbas mi sax quartier bu ci nekk dinañ fa teg suñu tànk def fa lu ñuy wax ay forum waxtaan ak ñoom pour man leen la mais fi mu nekk nii dinañ ko wax ci rajo bi dinañ def ay flyers pour que ku ci nekk xam ku am aussi lu la jaaxal ca dëkk ca quartier mën ngaa dem ba sa délégué de quartier parce que ñun bi ñuy def loolu jëluñu commissaire yeeg formé leen dañu jël 42 quartiers yi fi nekk Mbour yëpp ñu woo seen délégué ànd ak waa impôt ak waa trésor ñu jàngal leen lan mooy impôt ku koy fay naka nga koy fayee foo koy fayee boo amee lu la naqari fooy dem et cetera et cetera donc ku ci jaaxle tey jii mun ngaa sax bañ a sonn mun ngaa dem sa délégué rek nga ne ko ah man daal impôt bi nii nangam dama am jafe-jafe moom mu wax la yoon bi ngay mën a jaar. boo ñëwee mairie naka zaalika boo demee trésor naka zaalika boo demee impôt naka zaalika donc commission bi loolu mooy njëriñam. tey jii dañu ñëw rek pour gindi population bi. tout à fait gën leen yee ci mbir mi weccoog ñoom xalaat parce que yëf yi du doole. du alaakulli àll dañ ko war a fay. mais ci waxtaan lañ koy lal. teg ko ci xam-xam parce que lépp seen njëriñ la. parce que ku ci dem da ngay soxla ndox. da ngay soxla courant da ngay soxla éclairage public da ngay soxla poste de santé da ngay soxla sécurité da ngay soxla ay tali te loolu commune bi amul fenn fu mu koy jëlee du dul ci impôts yooyu ak taxes yi
d'accord parce que noonu. très bien noonu la ñu très tëggee bien commune. monsieur le maire am na solo. jërëjëf xëy na fi nga daanelee dinañ ci ñëw parce que dañuy jox kàddu gi technicien bi. parce que dégg naa ci biir l'impôt dégg naa ci biir taxe. alors que nekk na ñaari mbir wala sax yoo xamante ni nii xëy na ci ay ponk bokkul. suñ ñëwee ci monsieur Touré. moom mi nga xamante ni nii moom mooy ndawal trésor. bëri na ci lu ñuy wax ci xeet yu mel noonu. l'impôt taxe mélange bi bari lool. très bien. lëndëm ci bopp nit ñi. tey jii lan nga ñu mën a indi ci fàttali ci ponk yooyu bu ci nekk lan moo ko wutale ak morom bi. jërëjëf monsieur Fall. voilà di wax rek ne li sëñ Faye sama naataangoo wax léegi rek ibbi na waxtaan wi rawatina li nga xam ni moom la ci président dolli. waaye damay bëgg rek saa ñuy waxtaanee ci mbir yi demee nii ñi ñuy déglu xam li ñuy wax laytaay wi lan la. ak fan la sukkandiku. ñuy wax ni l'impôt bi ñuy wax te monsieur Faye am lu ci fàttaliku léegi wax ne l'impôt bu ñu ko tuddee rek dafa am ñaar ñu ci am wàll benn bi ñu koy wax état benn bi ñu koy wax gox-goxaan yi muy les collectivités territoriales. Mbuur bokk di benn ci collectivité yooyu. la ko lal nag ay loi la keroog ba nuy ibbi wax nañ ne. l'impôt yi nga xamante ne nii dafa aju ci suuf ñu koy wax contribution foncière te tey sax yaakaar naa li ci bëri ci wàllu googu la jëm ndax typologie des contributions foncières lañu wax. ñu xam ne mi ngi sukkandiku ci téere bu ñuy wax code général des impôts. moom mooy téere bi nga xamante ne nii ñoom moom la ñuy sukkandiku ngir doxal seenub liggéey te téere boobu loi 2012-31 du 31/12/2012 moo ko tëral ci ay article am 308 ba 312. may bëgg ñëpp ñu koy déglu tamit day am solo ñu leen di renvoyer ci loolu. su ko defee ñu xam ne ni wax fan la tegu. noonu mu tëggee l'impôt yi nga xamante ne nii moom lu ci bari bokk na ci contribution foncière dafa yaatu nag wax nañ ko léegi dinaa ci ñëwaat. waaye itam dafa am bu ñuy wax fiscalité locale dafa am ay l'impôt yoo xamante ni ay taxe la. ak yeneen xeetu impôt yoo xamante ni nekkul ca téere boobu. boobu itam am na fu mu tegu. mi ngi tënku ci téere bu ñuy wax code général des collectivités territoriales. loi bu ko tënk mooy loi 2013-10 du 28/12/2013. boo fa demee ci article 195 di nga gis xeetu l'impôt yépp yoo xamante ni tey jii ñu ngi koy laaj ci gox-goxaan yi fan la tegu. kon day jar loolee itam nu koy fàttali. tout à fait impôt taxe nag nit ñi dañ koy jaawatle. waaye nit ñi la ñu xam mooy l'impôt rek. am na nag différence ab sew-sew bu ci am. loolee sama naataangoo dina ko indi ndax l'impôt ci firéem mooy dafa mel ni lu ñu lay teg te sañu loo ko bañ te bu ñu la ko tegee ba noppi tamit day doon loo xamante ni day dellu ca population ba waaye dañuy seet fa nga xam ni foofee la gën a yayoo ñu teg ko fa waaye du caage ni da nga koy fay rek ne kat war nañ ma defal lii yayoo naa lii waaye ñi nga xam ne ñoo la koy laaj ñoom la yoon wax ne si nañu seet waxtu ak fa nga xam ni foofu la gën a yayoo ñu dugal ko fa kon mu loolay di l'impôt taxe nag day sukkandiku ca la ngay def nga xamante ni tubaab mën na ko wax une contrepartie boo xamante ni loo cay xaar waaw loolee moo di taxe yooyu yëpp nag incha allah dinañ ci ñëw nga xamante ni moom la commune yayoo ñu koy wax les taxes municipales. très bien. leer na sëñ Fall dama koy kii rek xam nga looloo tax seen teewaay am solo. xam-xam bi mu nga seen loxo. ñooñu comme ni nga xam ne rek mënuñoo dem sans ñoom. tout à fait donc commission bi mënul taxaw te ñoom ànduñu ci. dama bëggoon rek si ñu dugal le délégué de quartier. parce que ñoom it dañu nekk point boo xam ne c'est très important dans le dispositif. tout à fait parce que buñ ci jàppul rek. dina am fu mu sooxe. d'accord waaw donc. d'accord su dee permettre nga ko. très bien c'est bon c'est bon c'est bon je pense que ne mën nañ ko jox micro bi. mu jegee micro bi tuuti. délégué de quartier ñu ngi lay ziar bu wër. juste rek xëy na comme ni ko monsieur le maire waxee yéen am ngeen ci solo parce que waxtaan bi ci ni ma ko déggee mooy que ne ñun la yéen la askan wi la moo tax ñoom sax ku ci am loo bëgg a laaj mën nga jaar ci 88 628 50 51 lan moo ci nekk yéen rôle bi ngeen ci war a jouer en tant que ay délégué de quartier. asalaamaaleykum mbooloo mi asalaamaaleykum monsieur Fall ñu ngi lay nuyu di nuyu soxna Issa Dior Sall di nuyu également kilifa yu fi teew yëpp monsieur Touré monsieur Faye di nuyu président de la commission fiscalité locale monsieur Babou par ricochet ñu nuyu également monsieur le maire Fallou Sylla boo xam ne bi moom moo ñu proposé à ce que ñu nekk commissaire fiscalité locale
ba tax ñu bokk ci kuréel bi ñu ngi leen ci sant di leen ci gërëm. di nuyu également suñu président délégué de quartier yi El Hadj Malick Diouf ak suñu secrétaire général ñoo xam ne ñoo ma yebal pour ma ñëw représenter leen fii. di nuyu délégué de quartier yëpp. waaw monsieur Fall comme ni nga ko waxee nii bon ñun en tant que donc man ma El Hadj Oumar Sarr délégué de quartier zone Sonatel extension. donc comme nu ko président Babou waxee ñun ñoo nekk ci quartier yi et que lu ñuy nas lii lépp. ci quartier yi lañ koy doxalee foofu mooy terrain bi nga xam ne foofu la lu ñu mënta préparer foofu lay mujjee waaw foofu la ñuy defee liggéey bi. ba tax na thème bu ñu jël bi maanaam typologie kii impôts yi. am na solo trop. te ñun délégué de quartier dafa am loo xam ne lii moo ñu ci gën a soxal te techniciens yi je crois que dinañ ci ñëwaat en profondeur parce que loolu moo ñu xaar ci terrain bi typologie par exemple ñoom monsieur Touré ak monsieur Faye dañoo bëgg toujours ñu circonscrire mbir mi ba nga xam ne ñun en tant que délégué de quartier connaissance suñu ci amoon yi dañ ko consolider ba pare également suñu population yi nga xam ne ñoo nekk ak ñun ci gox yi bés bu commission bi ñëwee si ñoom dañu xam lan moo leen indi. ak lu leen a xaar ba tax na. dama bëgg ñu insister ci par exemple foncier bâti. foncier bâti lan mooy foncier bâti lan mooy foncier non bâti su dee par exemple foncier bâti nga xam ne man maa ngi nekk sama kër ak sama famille donc kii résidence principale maa fa nekk commission bi su ñëwee di ma wax problème impôt par rapport ak man mi nekk sama kër ak sama njaboot naka lay demee lan la ma nguur gi sas lan la ma nguur gi may. su dee par exemple am naa beneen kër wala yeneen terrain tel que par exemple les fonciers non bâtis foofa tamit lan la nguur gi prévoir pour ñun ñi nga xam ne suñu quartier yi bëri ñu ay parcelles yoo xam ni kenn dëkku ci donc loolu lépp bëgg nañu ñu leeral ñu ko là de pour éviter ëllëg si biir nga ñëw par exemple kër nga ko expliquer ak tombe bi également maanaam taxe ordure ménagère bi tamit ngeen revenir ci expliquer mbooloo mi. ordre ménager taxe boobu naka la demee. d'accord nan lañu koy calculer dina si ñëw techniquement dina si ñëw. mais yéen en tant que ay délégué de quartier. lan moo ci nekk seen rôle. yéen ban rôle ngeen ci mën a jouer. suñu rôle. mooy ñun dañuy faciliter liggéey commission bi. dañuy sensibiliser dañuy assister commission bi. loolu mooy ñun suñu rôle en tant que délégué de quartier. les techniciens ñoo xam ne waa impôt et domaine. ñoom ñoo ñëw sur le terrain mais ñun ñoo leen di yombalal liggéey bi ci quartier bi comme ñooy bunt bi ñun ñoo leen di yombal laa fu ñu waroon am résistance mooy permettre suñu ànd ak ñoom liggéey bi nooy foofu mu bañ am ñu bañ am ay jafe-jafe. très bien loolu mooy suñu rôle exactement au niveau de la commission fiscalité locale. d'accord très bien c'est très clair macha allah alors sëñ Ousseynou Faye ñoom ñëpp ko ci nekk junj na ko maanaam wax nañ ci foncier bâti ak foncier non bâti tey jii bu ñu jëlee ci foncier bâti nga xamante ne nii nit mooy sanc dëkk fa. wala mu yor benn ñaar ba ñett dëkku ca am yoo xamante ne daf koy luyeeg yu ni mel tey alors suñu desee ci foncier bâti boobu noonu lan nga ñu ci mën a expliquer que ne nit ki noonu moo war a nekk taxawaayam digganteem ak collectivité locale digganteem ak trésor digganteem ak impôt. jërëjëf question bu ma neex la pour ma tontu ci parce que yaakaar naa ñu bëri dañuy confondre kii boobu noonu contribution boobu noonu ak yeneen contribution donc bu ñuy wax contribution foncière des propriétés bâties comme son nom l'indique bu ñu jàppee terme bâti bi rek bu ñu ci taxawee tuuti rek dinañu mën a gindi tuuti ci contribution boobu ban kii lay viser ban bien lay viser parce que dafa nekk contribution boo xamante ne bien lay viser loo xamante ne nit ki ci boppam dafa am terrain am def ci tabax ci donc il faut que la notion de bâti soit présente du moins donc ça veut dire que yow borom kër gi yow boo tabaxee sa kër rek yow xeetu impôt boobu war na la
quel que soit nag consistance kiiwu bâti bi mais bu ñuy calculer nag si la ñuy sogandikoo nag si consistance kiiwu bâti bi pour mën a xam ñaata ngay fay. mais ala kulli àll boo amee kër tabax si da nga war a fay foncier bâti. am na nag xeetu tabax yoo xamante ne état bi dafa lu ñuy waxee exemption c'est-à-dire boolewu ko si maanaam néegu ñax wala yeneen kii nga xamante ne te kii en bango yooyu kii bi daf ko exempté c'est-à-dire boolewu ko bu muy wax bâti daf ko tege de côté. léegi moom mooy bëgg a ñëwaat itamit si benn question bu monsieur Sarr wax mooy ki nga xamante ne moom dafa tabax ba pare mais daf si dëkk ak njabootam. loolu dafa am solo ñuy ñëwaat si parce que dañuy yaakaar ne yow sa kër bi nga xamante ne sa njaboot moo si dëkk rek waroo fay foncier bâti alors que en réalité am na nuance bu si nekk foofu loi bi buy wax dafay indi benn abattement c'est-à-dire pour les résidences principales bu ñu ko kiiyee ci français boobu dafa am benn abattement de 1,5 million ci valeur locative bi muy lan parce que foncier bâti bu ñu koy calculer bu ñu bëggee xam nit ki ñaata la war a fay dañuy sogandikoo ci valeur locative dinaa ci ñëw mais toujours par rapport à la résidence principale ki nga xamante ne moo dëkk ak njabootam day am benn abattement maanaam suñu calculer suñu xayma valeur locative bi dañuy dindi 1,5 million ba pare li des moom la ñuy appliquer taux wu 5% parce que en matière de contribution foncière des propriétés bâties taux bi 5% la de la valeur locative. donc ce qui fait kooku noonu dañ koy dindil 1,5 million ci valeur locative bi door a calculer bu fekkee nag valeur locative bi tolloowul valeur 1,5 million wala dépassé wu ko maanaam bu ñu dindee loolu day nul. donc loolu mooy waral nit kooku ñu exonérer ko définitivement mais exonération bi sax terewul mu war a def obligation déclarative loolu wàccewul ba léegi wàccewul ak yoon. c'est-à-dire loolu bu amee ñu xool xayma valeur locative bi nekk en deçà de 1,5 million l'obligation de déclarer pèse toujours sur la personne donc kooku dafa war a ñëw ba impôt et domaine retirer formulaire imprimé. déclarer ñu mën a constater situation boobu donc si tënk loolu mooy li nga xamante ne contribution foncière des propriétés bâties maintenant corollairement maintenant à ça il y a ce qu'on appelle contribution foncière des propriétés non bâties donc par exclusion ki nga xamante ne terrain nu la wala tool boo xamante ne waa ji defu fi maanaam mooy terrain boo xamante ne amul dara kooku contribution foncière des propriétés non bâties lay doon te loolu boo gisee loi bi di instituer kii boobu noonu dafa am lu mu si jublu si lu mu si jublu am na loo xamante ne c'est pour lutter contre les comment ça s'appelle l'urbanisation l'urbanisation galopante c'est-à-dire maanaam tey ma am sama terrain si biir Mbour par exemple fii man des fois damay doxantu gis ay terrain yoo xamante ne nawet bu ñëwee day am ay ñax. et ça fait l'objet de l'insécurité insécurité bi si nekk kenn xamu ko ay jaan mën na si nekk donc du coup loi bi buy def loolu c'est pour inciter ki nga xamante ne dafa am këram terrain bàyyi ko noonu bañ ko tabax taxe bi bu ñëwee day gën a kii si moom comme ça kooku buy fay dina ko encourager mu tabax këram wala mu libérer wala mu jaay ko am nu mu ko def donc d'une manière ramasser loolu mooy différence contribution foncière des propriétés bâties ak différence contribution foncière des propriétés non bâties. wax nga lu am solo monsieur Touré xëy na dinañ ñëw si yow tuuti rek mais dafa dugg ci wàllum déclaration seetlu bi mooy que ni ñu ci ëpp du ñu déclarer bala ngay fay da ngaa déclarer. voilà déclaration yi xam nga au Sénégal le système fiscal c'est un système déclaratif c'est-à-dire xeetu impôt boo gis balaa nga koy fay. da nga ko war a déclarer léegi boo ko déclarer par rapport ak li nga déclarer dañuy recevoir sa déclaration maintenant sous réserve de ce qu'on appelle li ñuy woowee droit de contrôle parce que xëy na nit ki sax mën na déclarer te xëy na li muy déclarer méngoowul ak réalité li muy déclarer mais déclaration bi mooy li nga xamante ne moom la ñuy njëkk a war
di def maintenant après le reste ça va venir donc ce qui fait que dañuy inciter nit ñi ñuy déclarer parce que boo déclaré wul dafa am ay sanctions yu siy tegu am na ay échéances yoo xamante ne pour chaque nature d'impôt dañuy wax ne yow nit ki bu la waree da nga war a def déclaration balaa telle date di ñëw maanaam bu ñu jëlee contribution foncière des propriétés bâties échéance déclaration bi 31 janvier la nit ki boo ko waree fay da nga ko war a déclarer ba pare bu ñu ko déclarer nag ñun waa impôt demee ñu def lu ñuy woowee codification c'est-à-dire ñu def liquidation bi léegi transférer ko waa trésor parce que xeetu impôt yooyu noonu ay impôts locaux waa trésor ñoom lañ jagle recouvrement bi donc ce qui fait que waa trésor mënuñu la fëgg sa kër jox la lu ñuy woowee rôle d'impôt te yow mosoo jël sa tànk ñëw ba impôt déclarer que yow am nga bien wala am nga revenu boo xamante ne da nga ko war a déclarer ñu jox la nga déclarer donc ce qui fait que dañuy ñaax population yi ñu ñëw envers les impôts renseigner wu ñu gindi leen jox leen ay information jox leen ay imprimé ne leen lii ngeen war a def boo leen ko defee di ngeen mën a xaar waa impôt wala waa trésor du moins ñëw jox leen facture impôt boo xamante ne moo leen permettre ngeen dem fay. d'accord monsieur Touré bala may ñëw si yow ñu jël kàddu gi jox ko délégué de quartier délégué de quartier est-ce que formation ba ca war ngir ngeen mën a waxtaan ak population bi ngir ñu xam lan mooy impôt nan lañ koy fayee ak lan moo warloo diggante ñoom ak ñi nga xamante ni ñoom ñooy état est-ce que am ngeen formation ba ca war. jërëjëf monsieur Fall donc yaakaar naa ne am nañ formation bu ci war et pour ça damay misaal pour technicien ngi nii su dee am na njuumte ñu corriger ma. tout à fait mais damay nafar daal lu ñuy jàngale ci formation bi. donc monsieur Faye wax na sànq ci foncier bâti bi maanaam kër yu ñu tabax dëkk ak foncier non bâti. ci lu jëm ci foncier bâti bi maanaam man tabax naa sama kër maa ngi ko dëkk. def naa déclaration. équipe bi ñëw na commission bi ñëw na ñu xool sama kër. suñu ñëwee monsieur Faye wax na tout à l'heure il a parlé de la valeur locative. valeur locative bi suñ koy tekk ci wala bu simple. moo di ko ne dañuy xayma kër gi suñ ko doon loué fukki weer ak ñaar ñaata la war a doon ci xaalis. ñaata la war a doon ci xaalis. su dee par exemple kër gi. dañu suñu weer bi 200 000 lañ ko loué. soo calculé fukki weer ak ñaar yi 2 400 000 lay doon. tey ñi fàttaliku ne nguur gi may na bépp borom kër résidence principale. maanaam yow nga dëkk fa yow ak sa njaboot. nguur gi may na abattement bi mooy loo xam ne li nguur gi def la ko may mu 1 500 000. 1 500 000 nguur gi de la ko may c'est-à-dire man su ma nekkee sama kër. te valeur locative bi pendant 12 mois. motul 1 500 000 comme man ak sama njaboot moo fa ne du ma fay dara. maintenant su dee maa ngi foofu ak sama kër te valeur locative par exemple sama kër mu nekk par exemple 2 400 000. en ce moment damay fay nu may fayee damay jël dañuy jël 2 400 000 yi moins 1 500 000 yi lu mu nguur gi may. mu des 900 000 900 000 yooyu. moom ngay jël multiplier ko par 5 diviser ko par 100 mu jox la 45 000. voilà donc ça veut dire que kon sama kër valeur locative bu nekkee 2 400 000. année bi 45 000 francs laay fay impôt foofu. kooku mooy foncier bâti bi. maintenant le foncier non bâti monsieur Faye également expliqué na ko su dee par exemple man am naa terrain. te tabaxuma ko. commission bi mu ñëwee. dina ne kii monsieur Babou wala monsieur Touré moom moo ko moom. léegi nag ñi xool terrain bi monsieur Touré moom. wala monsieur Faye moom wala man ma moom. su dee bu ñu ko doon jënd ci 3 ans yi par exemple 2 millions laa ko jëndee woon. ci biir 3 ans yi su ñu ñëwee ñoom dañuy calculer 2 millions yooyu pour terrain boobu day fay. bien que kenn nekk foofu mais day fay. dañuy jël 2 millions yooyu.
ñu multiplier ko par 5 diviser ko par 100 mu jox la ay 72 000 je crois waaw mu jox la 72 000. waaw mu jox la par exemple 2 millions multiplié par 5 divisé par 100. li ngay trouvé li moom ngay fay ci terrain boo xam ne bi terrain nu la. ok lu waral loolu. c'est pour que nguur gi dafa bëgg nit yi di dëkk. wala ñuy bay terrain yi noonu nga xam ne source d'insécurité lay doon pour population yi. tout à fait agresseurs yi ak lépp di fa làqu di def nag su dul noonu. moo tax soo seetee lu ngay fay ci terrain boo xam ne bi defoo ci dara. moo gën a bëri ak loo xam ne lii kër goo xam ne bi yaa ngi ci dëkk yoo ak sa njaboot. daanaka foofu doo fay dara. sauf vraiment mu dépassé 1 million 500 abattement bi dépassé 1 million 500 benn précision foofu rek. voilà si terrain non bâti kii bi. foncier non bâti bi foofu sax. à la place li ñuy waxee valeur locative. foofu valeur vénale la ñuy voilà valeur vénale effectivement. et valeur vénale ça revient à prendre le prix de revient. c'est-à-dire terrain bi lu ñu xayma ko lu mu war a jar. voilà donc foofu sax day gën a seet parce que benn terrain si biir dëkkuwaay yi. mën nga ko estimer une valeur de 10 millions wala plus. effectivement dans ce cas bu ñu appliquer directement 5% bi. daanaka xaalis bu bëri la. donc loolu rek pour wane ne. politique d'encouragement la loo xamante ne dañuy encourager nit ñi. ñu tabax. dëkkuwaay yi mën a rafet. insécurité bi bañ a nekk si dëkkuwaay. tout à fait donc allez-y oui je continue sur la même lancée. oui allez-y donc monsieur Faye a bien fait. effectivement foofu valeur vénale la. maanaam terrain bi lu muy jar. session bi. moom la ñuy calculer à partir de ce moment ci la ñuy calculer. donc soo jëloon par exemple 2 millions nga multiplier ko par 5 diviser ko par 100 mu jox la 100 000 francs. donc voyez donc terrain nu kenn dëkku ci mbalit lañ fay sotti ñax yi ñoo fa ne da ngay fay 100 000 francs. alors que kër gu nga ne su dépassé wul 1 million 500 doo fay dërëm. donc loolu lépp nag c'est pour que encourager nit yi. wala ñu def spéculation foncière. seen terrain yi ñu jaay ko am ñu tabax ci wala ñoom seen bopp ñu tabax ko. donc loolu mooy. deuxième point bi. maintenant troisième point bi. toujours par rapport ak je crois Faye ak monsieur Touré dina ci ñëwaat. comme dama laaj est-ce que comprendre nañu. wala oui si par rapport ak. si allez-y dans les ordures ménagères. foofu tamit. souvent day am problème. parce que ñun population yi dañuy naan waa yéen a ngi ñuy fayeeku mbalit ba pare ñun gisuñu oto mbalit. mais bu ñu fàtte ne ñun ñu dëkk suñu kër yi nekk ci quartier yi nguur gi déjà may nañu 1 million 500 mooy abattement bi. 1 million 500 boo xam ne waroon nañu ko fay waroon nañu te autrefois sax dafa wàññeeku kii bi nekkuloon 1 million 500 léegi la ko yokk ba 1 million 500. c'est-à-dire que donc dans un quartier. presque ñu si gën a bëri duñu fay impôt kër yi. mais nag impôt mbalit bi foofu obligation la. pour ñëpp fay. ba tax na foofu pour nu ñu koy calculer également. da ngay jël soo jëlee par exemple foncier kii tombe bi. soo jëlee par exemple 200000 bi. 200000 bi par exemple kër boo xam ne bi location bi par mois 200000 la. soo ko multiplier par 12 mois mu jox la toujours 2 millions 400. donc valeur locative boo xam ne bi 2 millions 400 la. léegi maintenant pour nga xam yow mbalit bii ñu la war a jëlal ñaata ngay fay da ngay jël 2 millions 400 bi nga multiplier ko par 3 nga diviser ko par 100 mu jox la 72000. 72000 da nga ko multiplier par 3 ici parce que hors de Dakar. tombe bi ñu ngi fay 3%. dans la région de Dakar tombe bi ñu ngi fay 3,6%. donc loolu moo tax de manière résumée argument yoo xam ne ñun en tant que délégué de quartier am nañ ko te population yi ku ci jaaxle soo ñëwee si dañuy expliquer. xam ne lii mooy njëriñu lii mooy avantage bi lii lañ ñu may te tombe bi. bu ci nit yi jaaxle parce que toujours da ngay jël en considération que ne déjà may leen 1 million 500. donc nag suñu leen annuellement na nga fay par exemple. ici l'exemple qu'on a donné ça fait 72 000 mais mun na nekk par exemple 5 000 francs wala 10 000 francs su dee xool nañu valeur locative sa kër tabax bi demeewul noonu dafa mel ne sama kër ñu ne la par exemple valeur locative bi ça fait 500 000
là soo ko multiplier par 3 looy fay ci tomb bi du bëri. macha allah donc voilà macha allah délégué de quartier ça se voit que ne anti- formation bi jàll na te am na solo vraiment c'est explicite monsieur Touré suñu ñëwee si yow parce que yéen monsieur le maire wax na ko sànq ci bi muy tàmbali mooy que ne yéenay seen banque maanaam ci yéen la ñu yaakaaree et comme ni ko délégué de quartier expliqué nii ba mu leer yéen tey jii suñu duggee ci li nga xamante ne nii mooy jaxase bi am diggante l'impôt taxe est-ce que mën nga ci ñëwaat nga expliquer ñu donc lan mooy taxe ak taxe naka lañ koy fayee ak ñan ñoo war a fay taxe ak itam su fekkee ne am na looy mën a rajouter aussi ci li ñu wax ci foncier bâti foncier non bâti bi aussi bu fekkee am na loo ci bëgg a rajouter aussi ñu jël micro bi. merci voilà ñu baal ko rek ñu jox ko micro bi délégué baal ma rek nga jox ko micro bi très bien. donc voilà merci. voilà merci monsieur Fall. xam naa fi ma dabee waxtaan wi moom liñ ci mën a wax dana yaatu waaye nag xam naa am na looy benn pàcc boo xam ne dañ koy bàyyi rek émission bii di ñëw. nga xam ni dafa dugg dëgg-dëgg ci wàllu recouvrement. ok mais su ma dellu sooy rek ci li nga xam ni monsieur Faye doon na ko leeral. ni ki noonu itam monsieur le délégué commissaire fiscal monsieur Sarr d'abord damay sant yàlla ci vraiment ni nga xamante ne nii leeral na ko la nga xam ni ñoom moom lañ leen jàngal ci wàllu lii nuy waxtaane tout à fait. ndax itam man maa représenté woon Trésor ci seen formation nga xamante ni c'est un programme bu ñuy wax programme PAGIS la woon avec l'agence française de développement ñu jëloon 4 communes pilotes waxoon nañ ko ci émission bale passé yàlla dogal 4 communes yooyu yëpp daje ci département de Mbour c'était les communes de Mbour celle de Saly de Nguéniène et de Thiadiaye donc ñu leen di tàggat ci fiscalité locale notamment les contributions foncières wax dëgg yàlla lii mu wane firnde la ci ni ñoom la ñu leen doon wax leer na seen bopp tout à fait. waaye bu leeree seen bopp rek yem fa du doy lu tax ñu toog fii donc dafa am plan d'action boo xam ni commission fiscalité locale da ko def mu am volet communication kon ci wàllu googu la ñu nekk ñoom ñi ngi déroulé moo waral suñu jotaay bi fet tey ñoom nag les délégués wala les commissaires ñoom dañuy jàppale trésor bu ma nee trésor mun naa wax commission bi yëpp mais les services techniques notamment les impôts mais aussi le trésor surtout ñun ndax itam trésor impôt bu liggéeyee li muy de l'impôt bi yëpp bu ca noppee da koy jébbal trésor tout à fait. trésor mooy yóbbu këyit gi nga xamante ni moom lay aji fay l'impôt ji di jëkk jot muy le contribuable ngir mu leeral ko ci l'impôt bi muy fay lu mu doon naka lañ koy fayee ak yan waxtu la koy fay ak bu ko fayul lan moo ko ciy fekk yàlla bu dogalee nag mu am ñoo xam ni wax dëgg yàlla dañ leen tàggat ci loolu ba ñu ciy jàppale ba li mu wax nii mu leer nañ kooku vraiment dañ ciy sant bu baax a baax macha allah mais dellu si waat rek ni li mu wax yépp leer na ci diggante foncier bâti bi nga xamante ni yaa moom sa këru bopp loolu naa ci dellu rek parce que dafa am ay sew-sew yu nekk ci biir mooy bu nu waxee foncier bâti résidence principale am na yeneen foncier bâti boo xamante ni ça dépend ci ni nga koy jëriñoo kër gi mën nga tabax sa kër waaye nga loué ko foncier bâti war na la ca te benn propriétaire lay am. très bien mën nga tabax sa kër itam mu doon sa ñaareelu kër kooku nu koy wax résidence secondaire tout à fait. nuy wax ni ñaari xeetu jëfandikoo yooyu yëpp du am abattement li sëñ Fay doon wax kon foncier bâti résidence principale bi nga xam ne yaa ko moom muy sa benn kër nga déclaré ko dëkk seeg sa njaboot moom lañ lay wax abattement abattement nag mooy lu ñu lay wàññi lu ñu lay teggil la te nun koy calculer wax nañ ko léegi bu ñu xaymaa kër gi valeur locative am nga xamante ni mun nañ ko natte ci la nga koy loué weer bu ma tee at multiplié par 12 loolee mën nañ ko valeur locative waaye am na yeneen xeetu nattin Ousseynou Faye ma ko gën a xam am na lu ñuy wax la méthode cadastrale am na la méthode par comparaison ci xayma parce que ay jumtukaay la rek ba mën a tëral valeur locative bi loolee buñ ko ci nattee ba bu nu mu munti toll dañ ci teggi 1,5 million ci valeur boobu bu fekkee yaa dëkk sa kër ak sa njaboot muy sa benn kër doog la calculer foncier bâti bi maanaam ñu multiplier ko par taux bi ñu ciy appliqué muy 5%. mu am tam lu am solo lu mu lay wax parce que bu la impôt boobu wàccee itam taxe bi day ñëw de taxe moom amul abattement. te taxe buy bootu ci foncier bâti mooy taxe bu ñuy wax taxe sur les ordures ménagères. kooku ci hors Dakar taux bi c'est 3%. moom nag du am abattement
kër gi bu fekkente ni dañu calculer valeur locative annuelle bi dañ koy multiplier par 3 rek nga fay ko. moo waral ñoom ñii seetlu nañ ko kayit yu bëri yi ñuy jot ci Mbour bu ñu jotee kayitu lempo bi. lempo bi kayit gi dina tudd avertissement wala avis d'imposition. maanaam yëgle ci sa wàllu lempo. kayit googu boo ko jotee kayit gu weex la day am bind yu wert nga xam ni sa tur da ciy nekk. service bu la ko indil. lempo bi lan la naka lan ko calculer ñaata nga koy fay ban waxtu ko koy fay boo ko fayul waxtu wi ak la cay topp ak lépp day leer ci kayit googu. ñu koy wax avis d'imposition. bëri na Mbuur gii impôt boo kayit googu bu ñu ca jotee foncier bâti sax duñ ko ci gis. maanaam taxe ordure ménagère rek la ñuy gis. ndax xam nga lu tax. ndax baal nañ leen ko ndax abattement ba lekk na ko. ndax yéen yaa ca dëkk ak sa njaboot état bi ne la boo ca dëkkee ak sa njaboot buñ ko calculer bu ëppul 1,5 million duma la ca teg dara. moo tax boo ko seetee kayit yu bëri ci wàllu lempo yi ñuy jot taxe ordure ménagère la. léegi nag foofu nag wax ji mën naa am ordure ménagère pourquoi ma koy fay ndax service bi normal na wala déet waaye ci suuf fàtte nga ni am na lu la état bi baal lu ëpp fuuf lii mu la teg tey. muy taxe ordure ménagère te taxe nag nuñ ko waxee rek taxe. lay laal taxe ba nag mooy ñun bu dee service technique fay xam na ko bu fekkente ni service ramassage des ordures ménagères wóor nañu ne am na ci gox boobu rek gox boobu ña fa dëkk am kër impôt boobu da leen war ñun nag warteef nag bu amee te ñuy sukkandiku ci loi ñun fayeeku rek la ñuy def la ca des nag ñoom ñi nga xam ne ñi leen administré muy waa miir ñoom nag ñooy war a taxaw ba nga xamante ni service bi ñu assuré ko ñu ko war a assuré kon ñu jàpp ni l'impôt kër ñetti taxawaay la résidence principale nga dëkk ko nekk fa muy sa benn kër ak sa njaboot moom dana yomb waaye bu dee résidence secondaire la ñaareelu kër doo ca am lañ la cay wàññil niki noonu yi tamit bu dee da nga ko loué wala nga loué une partie kon ci wàllu contribution foncière loolu laa ci wax am na beneen contribution foncière ñu koy wax boo xamante ni la moom la ñuy wax des impôts partagés muy contribution am na lu mu ci junj léegi muy contribution globale unique muy contribution globale foncière bu dee bi lalu ci suuf la contribution globale foncière la loolee impôt la bu ñuy séddale ñun bu ñëwee ba ci ñun ñu war ko séddale commune bi état bi da ko ci jox 75% dese 25%. kon xam nga ni loolee état bi mi ngi bëgg dimbali collectivité locale yi ci wàll boobu te it impôt boobu luy tubaab de impôt synthétique la dafa ëmb impôt yu bari. nga xam ni boo ko xasee ba fay rek lépp daanaka lu la waroon ci l'impôt ci kër gi rek daanaka impôt boobu ëmb na ko. yooyee yëpp nag bu fekkente ni population yi dañu toog xamuñu lu xew jegewuñu les services techniques surtout impôt et domaine. ba ñu leeral leen ci loolu rek dañuy yaakaar ni impôt dafa seer wala dafa metti te impôt seerul mën naa wax itam mettiwul. seerul mooy boo jegee ñii danañ la ko wax mettiwul boo ñëwee ci ñun boo ko mënul fay lépp itam dinañ la tëralil ay pexe ak yombalal yoo xamante ne nii mën nga wàccug sa impôt te doo sonn. kon ci wàllu googu foofu laa ciy yem. macha allah am na solo loolu la ñu tuddee xanaa civisme fiscal ah. très bien très bien monsieur le maire. waaw pression bi bari na. ñaxtu yu bari na ci monsieur le maire dañu war a indil ay poto lampe monsieur le maire dañu war a defar suñu quartier ki yooyu noonu waaye nag loolu nag bu ci fay impôt toftale aussi dafay daal di doon li gën. effectivement kontaan naa lool parce que tey jii moom. gars yi xuus nañ ci wax gaa ñi wax population yi. lan mooy yëf yi. parce que ñu nit vraiment bëgg nañu population ñoo ñu fal. bëgg nañu leen satisfaire mais nag balaa nga ne naam ne fa. li ngay defal nit ki day fekk mu nekk ci gafa ga. tout à fait ñun budget la ñu am. budget lan mooy budget budget du doge nii rek am naa temps su ma demee ci ñoom Touré ñu wàññil ma rek ma commencé joxe. da nga fooy am. parce que xaalis boobu il faut nga dajale ko ba mu ñëw fa. maanaam ñii dem ci marché yi dañuy fay. waa impôt wax nañu ko léegi bâti non bâti location loolu yëpp boo ko fayee bu ñu demee ak tombeek yooyu yëpp. bu ñu demee am asile dañ koy diviser ko ay pàcc. lii ñu nekk ci tali yi lii nekk ci mbedd mi lii nekk ci lampe yi ñii nekk ci ndox mi ñii nekk ci poste de santé ñii jàppale sécurité bi. et cetera loolu nag bu dee ñun amuñu ko defe naa ne. du ñu mën a def dara. wax jee bari rek ñu ne digg nañu lii seen budget defoon nañ ci lii. mais mënuñu ko réparer mënuñu ko def waxoon nañ dañuy xëccal ndox mais gisuñu ndox mi te ñooñu ñuy wax loolu genn wàll gi du ñu joxe dërëm. ñoom daal sa kër da ngay tabax dëkk defar ba mu rafet taxaw ne ma nañ ma indil courant bu mu fii defal ma ci lampe buy tàkk xamuñu ku koy fay. parce que xamuñu ne lampe yooyu weeru dee maire koy fay. nañ ma indil ndox ba ci sama kër ma mën a dugal ndox
loolu xaalis bu dul jeex la. te ñun bu ñu ko defee SDE wala ñu dem Senelec nee ko defal ñu dañ koy fay. bu ñu ko fayal du ñu ko defaral. seen facture lampe mbedd yi bu ñu ñëwee weeru dee ñu leen sëñ bi ameel ngeen ñu temps suñ ko fayee rek ñu coupé lampe yi. population bi jóg ne mairie bi liggéeyul nangam fekk ne ñoom xooluñu lan la ñu war a def ak lu ñu warul def. moo tax émission bi am solo lool te du yem fii. parce que ñun commission bi ñëpp lay taseel. équipe nawetaani ODCAV. bu ci yàlla àndee dinañ am ak ñoom ndaje. la société civile. dinañ waxat ak ñoom parce que ñoom ñooy défendre population bi. lu am dañuy ñëw taxaw ci wetu côté population bi donc boo leen di défendre aussi ku ci nekk na nga ko wax dëgg rek. war ngaa def lii bu maire bi deful lii wala bu état bi deful lii ma taxaw ci. donc ñoom ñëpp bu ci yàlla àndee commission bi dina daje ak ñoom wecc ak ñoom xalaat. ba ci ku ci nekk xam fi nga war a féete fi nga war a jàppale. parce que ASC yi aussi loolu baax na ci parce que quartier boo dem am na ASC. te loo soxla da ngay ne xaaral ma seeti politicien ba. mu jàppale la mais yow da nga ko war a jàppale de pour que moom bu subaa mu mën leen a jàppale. monsieur le maire ma relance la. waaw ma relance la. sànq délégué de quartier da ko junjoo. parce que dañuy bëri na ci boroomi kër yoo xamante ne nii. des fois day ngay am jafe-jafe pour xam kan moom kër gële. est-ce que muy yow wala muy le chef de service. Ousmane. yéen ñaar kenn mën na ci tontu laaj bi mooy que est-ce que yéen a ngi xalaat à l'avenir cartographie wu Mbour ñu informatiser ko ba nga xamante ni nii yéen kër gu nekk di ngeen xam lan la warloo wala kër gu nekk kan moo nekk borom. wax nga une question xam naa dinaa ci bàyyi sa waay mu sànni ñu parce que loolu yëpp ci commission bi la. mais ñoom it vraiment loolu wàllu impôt la. xam naa dama koy yombal liggéey bi daal. waaw impôt loolu moom. dama koy bàyyi ak impôt très bien monsieur Ousmane. te boo xoolee sax boo xoolee ñu dem à la base. def commission de fiscalité locale bi c'est pour régler ay problèmes yu bëri. kii wax na ko sànq monsieur Sarr. seen participation ak wala seen présence ci commission bi dafa am solo trop. tout à fait donc ce qui fait que dafa nekk un problème a priori pour régler le problème d'adressage problème d'identification des contribuables. parce que yaakaar naa pour nit ki mën a fay tey. d'abord parce que xam nga ne ñëpp amuñu kii pas-pas. sol seen daal la ñëw déclarer. ce qui fait que le plus souvent ñun ñooy dem sur le terrain. recenser comme monsieur le maire ni mu ko waxee. donc recensement boobu il faut problème bi mooy souvent sur place déjà da ngay am problème interlocuteur. wala boo amee interlocuteur information yi ngay am pour mën a identifier contribuable bi doo ko mën a am. tout à fait ce qui fait que genre. Ces personnes-là, les délégués de quartier, ils font partie, c'est la cheville ouvrière de la commission. Parce que nous permettre à la base, nous identifier, remonter l'information, permettre au trésor, nous recouvrer correctement les recettes pour, comme nous l'avons dit, la mairie peut satisfaire la population. En dehors de tout ça, il y a des services techniques qui sont là, qui abattent d'énormes travail, notamment au CADAS. Nous avons une technologie, nous travaillons à ce que toutes les grandes villes, nous cartographions les batailles, nous à notre niveau, voilà au trésor, nous identifier kan moy kan ak kan moy def lan, wala kër gi kan moko mom, lan moy waré fam. loolu yaakaar naa ak système informatisation bi ak kii waa direction CADAS di jël yaakaar naa dinañ arrivé jamono boo xamante ne problème boobu dinañ ko régler. d'accord xëy na temps bi li baal ma rek xëy na dama for ay ñaari nit rek. benn soxna ak benn mag aussi mu wax ñu moom nan la gisee ci fayam l'impôt donc da nga may baal tuuti rek le temps que ñu jox la kàddu gi. ok c'est un devoir citoyen. nit bu nekk war nga fay impôt daal. waaw bu fekkee ne yow yaa ngi liggéey war nga fay impôt impôt sur salaire impôt ay foncier bâti ak yooyu jeex na. ak foncier aussi non bâti mooy kër yi nga xamante ni kër yu. waaw yooyu yëpp daal li jaadu mooy kooku devoir citoyen la devoir civique la boo xam ne bi citoyen bi loolu la ñuy xaar ci moom mais en contrepartie aussi. ci li muy fay noonu ci lay maire bi ak yooyu war ñoom itam defaral leen ay dispensaires ay tali ay affaires yooyu ak ay marché ak tout ça tout ce que les citoyens ont besoin
war nañ leen ko defaral. jafe-jafe sénégalais yu bëri mooy ñàkk a fay impôt bi yow en tant que ancien retraité lan nga leen di xelal. ñi nga xam ne fii mu ne ñoo ci toll te am ay moyens wu di liggéey ak yooyu tout ça war nañuy fay impôt sur salaire impôt foncier bâti ak non bâti ak yooyu yëpp war nañ ko fay parce que fiscalité la loolu day dem ci impôt et domaine. Ensuite yooyu ci trésor bi la jëm te trésor alalu réew mi la jeex na. bëri na ci ñoo xamante ni dañuy kaas naan mairie bi def fi dara ak yooyu noonu est-ce que tam aussi ñooñu lan nga leen di wax ci wàllum fay impôt ak yooyu. li ma leen di wax mooy ñu di fay impôt parce que fay impôt boo ko defee sa devoir la après war nga nag boo defee sa devoir ba pare laajte say droit. boo defee say devoir ba pare laajte say droit ñu jël keneen ki soxna la moom tam aussi mu wax. waaw li may wax mooy citoyen bu ne war ngaa mën a fay impôt surtout. ñiy liggéey ñooñu war nañoo mën a fay l'impôt kër yi nga xam ne nag nit dëkku ca sax war nañoo mën a fay l'impôt ak kër yi nga xam ne dañ ci sotti mbalit yooyu yëpp ku ko moom war ngaa mën a fay impôt parce que ci impôt bi lay dem ak trésor yi loolu moom mboole citoyen bu ne rek loolu war na la moo tax maire yi mën a am xaalis pour mën a fay liggéeykat yi ak ki defar dëkk bi. donc je crois que message bi jàll na parce que ñii aussi ñu for ci mbedd bi la ñoom tam aussi ñu joxe seen xalaat ci payam impôt monsieur le maire. merci beaucoup merci bon alhamdulilah parce que ñu bëri comprendre nañu mais li ma ci yokk rek du aajowul ci yaa ngi liggéey ci am bi la moo ci am parce que mun ngaa dem ba retraité aussi am ay kër yooyu luyee ak yu demee noonu. très bien donc li ma doon yokk rek ci wàllu situation cadastrale bi ñu doon wax sànq. loolu dafa am solo ci commission bi te ñun dañuy jàppale ci wàllu mairie bi en dehors ci identification bi ñun dañuy permettre que suñu quartier ñu cartographier ko délégué de bu nekk di nga xam yow ban parcelle nga yem fan nga commencé ak foo yem parce que fu mu nekk nii day dem ba jaxase quartier yi dañoo duggante. ba sur le terrain da ngay kenn ñëw ne la man bokk ma sa quartier diw laa bokk. donc nekk ci jàppal boobu cartographie boobu bu ñëwee. incha allah dinañ jàppale te loolu def naa commencé nañ ko sax ci département bi à Saly su ko naa ne gars yi ñëwoon nañ fi ci dans le cadre du PAGIS bay say ko mais ñun incha allah bu ñu jógee ci lii rek dinañu liggéey ak suñu naataango waa impôts yi. ñu jublu ci loolu pour que Mbour képp ku fi yeewoo rek am fi am ñu mën laa xam nga mën a dugal sa loxo ci développement dëkk bi. très bien parce que du pour ñun du pour maire bi pour réew mi la. pour dëkk bi la donc bu ñu fayul am na lu bari loo xam ni da leen di manqué parce que dëkk bi wax dëgg am na def nañ ci lu bari loo xam ne mais nag am na yu bari ndox bi manqué na fi électricité bi manqué na fi poste de santé yi manqué nañ fi te yooyu war nañ ci dugal suñu loxo mais nag loo bëgg liggéey boo amul doole bi doo mën a dem donc lii ñu def nii wax dëgg na yàlla c'est pour ñoom la moo tax ñuy sonn du ñëw fii maire bi jàpp ci waa impôt jàpp ci waa trésor ak population bi représentée par les délégués de quartier donc vraiment ñu ngi rafetlu. temps bi. waaw jeex na peut-être ñu ñëwaat rek mu ñëwoon ñu. tuuti waaw surtout ci xeeti impôt yi am je pense que junj nga ko ci njëlbeen bi ngay wax. voilà donc yan façon impôt ñoom ñoo am ak yan lañ war a mën a fekk. voilà balaa may répondre question boobu rek ma rafetlu tuuti rek mooy micro trottoir bi nga def noonu sànq. di rafetlu bu baax a baax sama maam boobu bi ma dégg mu nekk retraité di si prononcé wu. déjà ak maire bi ma dégg kooku xam naa ne aussi vu niveau intellectuel bi mu am ak kii bi mu am noonu bu xalaat di mën a soññ mbokku citoyen sénégalais yi maa ngi koy rafetlu sama maam boobu daf ma fàttali benn question benn préoccupation bi nga xamante ne mu ngi si foncier bâti bi ñu bañ ko fàtte parce que foncier bâti bi loi bi dafa am benn innovation boo xamante ne dafa jël en compte situation retraité bi nga xamante ne pension buñ ko calculer buñ ko xaymaa ci at bi bu dépassé wul 1,8 million dañ koy teggil xeetu kii boobu c'est-à-dire borom kër bi nga xamante ne retraité la te dëkk ci kër gi ak njabootam bu fekkee ne kiiwu pension bi muy jot
par weer bu ñu ko calculer 12 mois. dépassé wul 1 million 800 daanaka foncier bâti bi dañ ko koy teggil donc du ko fay. bu nekkoon précision bi nga xamante ne. am na solo te sama maam boobu. bi ma dégg ci micro trottoir bi moo ma ko fàttali. tout à fait léegi par rapport maintenant à la question mooy typologie bi rek ñu ñëwaat ci rek gën ko yaatal parce que bon pas yaatal d'une manière kii parce que temps bi dem na. tout à fait mais laal ci yeneen xeet yi nga xamante xëy na peut-être sànq bi ñuy wax jotuñ ko énumérer. léegi su ma commencé ci typologie bi. foncier bâti bi ci la bokk. wax nañ ci sànq foncier non bâti bi am na contribution globale unique. contribution globale foncière bi nga xamante ne boobu aajuwul ci ki kër gi dañ ko tabax wala tabaxuñ ko mais dafa aaju ci ndax kër gi da nga ko loué wala loué ko. foncier contribution globale foncière comme monsieur Touré nu mu ko waxee benn impôt synthétique la boo xamante ne dafa regrouper. ay xeetu impôt yi nga xamante ne borom kër gi nga xamante ne dafa am ay revenu foncier. parce que boo amee sa kër joxe ko en location da ngay tirer da ngay am ay revenu yoo xamante ne comme salarié bi nga xamante ne moom day fay. chaque weer balaa muy jot salaire am dañ koy dagg à la source. ki nga xamante ne dafa am ay revenu foncier de la même manière war na fay su boobaa. dafa am benn impôt synthétique bi nga xamante loi bi da ko jagleel ñu koy woowee contribution globale foncière bi nga xamante ne mooy ki nga xamante ne revenu bi annuel bi dépassé wul 30 millions kii bi at bi. ce qui fait que fourchette bi yaatu na lool pour permettre ñu bëri nekk ci kii boobu xeetu impôt boobu pour mën di déclarer d'une manière simplifiée. muy xeetu impôt ak yeneen xeetu impôt yi nga xamante ne ay impôt d'État la. yoo xamante ni xëy na peut-être beneen émission. dinañ ci ñëwaat incha allah. merci monsieur Faye ñu def dernier tour de table rek parce que daanaka waxtu wi teg na 12 minutes. am na solo ñaari ponk rek daanaka lañ fi jukki daanaka mu egg waxtu ak lu topp délégué de quartier ñu jox la kàddu gi rek nga def le dernier mot. nga jox ko micro bi baal ma monsieur Touré baal ma rek nga jox ko micro bi. mën naa ñëwaat tuuti rek. allez-y am benn kii bu ma fàtte rek. muy boo xamante ne dafa am solo. muy contribution économique locale. boo xamante ne dama ko fàtte woon énumérer xeetu impôt la aussi bi nga xamante ne dañ ko jagleel collectivité territoriale yi. muy impôt boo xamante ne moom moo remplacé patente mooy bi ñu doon woowee patente. contribution économique locale sur la valeur locative ak contribution économique locale sur la valeur ajoutée. muy ñaari pàcc boo xamante ne moom la ñu sende mu remplacer patente bi. boo jëlee première bi ma njëkk a wax mooy contribution économique locale sur la valeur locative boobu c'est assis sur la valeur locative c'est-à-dire comme ni ñu ko waxee sànq rek dañuy xayma kër gi pas kër gi sax parce que. contribution boobu jaglewuñ ko borom kër yi. dañ ko jagle ñi nga xamante ne dañuy def activité économique ñi yëngatu ci wàllum njaay jënd wala ci industrie ce qui fait que boobu noonu nekkul contribution boo xamante ne day viser ménage bi. boobu population bi wala ménage bi boobu duñ ko fay mais ki nga xamante ne moom mooy par exemple da nga yor sa entreprise wala nga yor sa commerce di jaay donc. chaque année da nga war a def déclaration boobu noonu. après ñu xayma valeur locative place bi wala valeur locative kiiwu industrie bi. ñu calculer ko appliquer ay pourcentage parce que pourcentage yi ñaari pourcentage selon sa fi nga nekk ñu jagleel ko collectivité territoriale. mu nekkoon xeetu impôt boo xamante ne yaakaar naa suñu jotaay waruñ fi jóge te kii ko parce que kii bu am solo la dem nañ sax ba collectivité locale dañ koy woowee xorom si parce que sel dañ koy woowee nee nañ moom mooy xorom si. voilà mu nekkoon xeetu impôt bi nga xamante ni il fallait revenir. am na solo monsieur Touré may tuuti rek xam ma def allez-y bëggee ci bu mujjee tudd nii. allez-y ndax itam dafa am solo. ndax tey mën naa wax ni mooy la principale ressource financière des collectivités locales moom sel boobu mu wax. mooy sel bi contribution économique locale. di impôt boo xamante ni nag ñun ñi ngi ko tàmbalee fayeeku 2018 kon ren mooy ñetteeli atam. waaye ci xayma yi ñu def rek gis nañ ne bu fekkoonte ni 2018 sel bi maanaam mooy usines yeeg. yooyu waaw moo remplacé patente rek maanaam te impôt professionnel la moo remplacé patente rek. waaye nag mu ñëw yore ñaari taxawaay ñaari pàcc.
celle VL muy valeur locative bu ñuy calculer nga xam ni day dellu ci commune bi nga xamante ni foofu lañ ko fayee ko ak valeur ajoutée boo xamante ni état bi da koy dajale waaye di ko delloowaat commune bi très bien loolee dinañ ci ñëw mën naa am beneen waxtaan waaye celle VL bi nga xamante ni moom la ñuy wax contribution économique locale valeur sur la valeur locative kooku day dellu ci commune bi solo gi mu am rek laay wax ne bu fekkonte ni 2018 collectivités territoriales yi doon nañ leen ci fayeekul benn ren am na ci ñoo xamante ni àgg nañu ba ñeent te loolu commune bu nekk Mbour def nañu vraiment situation bi diggante 2018 ba 2019 gis nañ ni nekkate yoo vraiment nii ñu ko waa impôt defee impôt bu am solo la mooy contribution économique locale nga xamante ni moom lépp rek dañ ko jagleel commune bi loolu rek laa ci bëggoon dellu ci d'accord bala ngay tàggoo rek ñu jox délégué de quartier moom tam aussi benn laaj rek mu boole ko tàggoom voilà délégué yéen moom dafa mel ni sas nañ leen dafa mel ni liggéey bi li ci gën a am solo yéen a ko yor ndaxte yéen a jege askan wi yéen a jege ñi nga xamante ni ñoom ñooy borom kër yi pour mun a waxtaan ak ñoom alors lan mooy message bi nga xamante ni aussi yaa ngi koy lancé à l'endroit ci ñi lay déglu mais surtout lan moo fas yéene nekk après émission bi étape bu njëkk wala sax ñaareel bi yoo xamante ni moom ngeen fas yéene doxal. waaw jërëjëf monsieur Fall encore une fois fu may terminer moo di que ne rek ñun commissaires yi ñun délégués yi suñu rôle effectivement comme ni ko kilifa yi waxee tout à l'heure maanaam daanaka ci mbir mi pilier central lañ. tout à fait. parce que recensement yi suñu quartier lañ koy defee suñu également di def ñoom Touré suñu defee seen liggéey ba pare rôle yi si ñun la ñu indiwaat ñu ànd ak ñoom ci ànd ak ñoom sur le terrain. donc ñu ngi ci biir daal vraiment à fond. léegi nag lu ñu mën a wax moo di ko ne comme ni ñu ko waxee woon ci njëlbeen rek nit yi bu ñuy ragal affaire impôt. parce que ginnaaw explication yu fi génne tey. ku nekk ñu mel ne man fu ñu nekk seen kër yi ñu ngi naan ah waaye lii kay nekk vraiment ñàngul. te njëriñ la parce que su dee par exemple ñëw nañ di recenser nga jox leen sa tur exactement ñu xamal leen fii yaa ko moom. même bu dee sax peut-être say kayit des na normal. soo demee kilifa yi ñun ñu confirmer effectivement yaa fa moom ñoom mën nañ la faciliter ba nga xam ne da nga am ay kayit yu normal. am sa niqab am lépp parce que ci la ñuy jëm. donc pour wax nit yi rek bu ñu ragal. et que commission bi bu yàlla defee muy ñëw sur le terrain ñun dinañ ànd ak ñoom. ñi xam ne lépp luñ ci def pour njëriñu waa quartier bi la pour sécuriser seen bërëb yi la et pour également contribuer ci développement dëkk bi. développement quartier yi. parce que su moyens amul comme ni ko monsieur le maire waxee quartier bu soxla courant mun nga ko am mais mun na yàgg. alors que ñëpp bu ñu ci jàppee ku nekk dugal ci loxam avec xol bu sedd. en un an deux ans quartier yu amul éclairage ci dëkk bi yëpp mun na leer. tout à fait quartier yu amul problème ndox yëpp. réseau Sen'Eau bi mun na fa dugg. donc en résumé daal. pour wax ne vraiment ñun formation bi ñu ngi ko si biir luñ ci jot a xam. képp koo xam ne kii xaw na sa bopp leeru si sa bopp. ñëwal ensemble ñu gindi la. nga poser ay questions su dee dépassé nañu ñu yónnee la ci monsieur Faye wala ñu yónnee la ci monsieur Touré du Trésor. tout à fait. pour terminer. fu ma commencé woon foofu encore laay mujjee. di la remercier monsieur Fall. di remercier la directrice Issa Dior Sall. di remercier monsieur le président de la commission fiscalité monsieur Babou. monsieur Faye des impôts et domaines monsieur Touré du Trésor. di remercier monsieur le maire Fallou Sylla boo xam ni moom moo ñu proposé ci commission fiscalité locale bi. di remercier également sama naatango délégué de quartier yi. à la tête le président El Hadj Malick Diouf. ak SG le secrétaire général ñoo xam ni Malang Camara ñoo xam ni ñoom proposé à ce que ma ñëw représenté leen. jërëjëf monsieur Fall. jërëjëf ñu ngi lay gërëm bu wax di la sant ñu jox monsieur Touré moom itam aussi mu tàggoo. voilà kon xanaa rek di yeesalaat sunu remerciement ci kër gi dalal gi ñu dalal mais aussi ci commission bi mu tuddee commission bi nag wax ci
ki ko jiite muy Bayati Babou ak sunu naataango impôt et domaine mais itam l'ensemble des commissaires nag baat boobu population yi war nañ koy miin mooy les délégués yi nga xamante ni tey jii ñoom ñoo nekk seen gox te ñu tàggatoon leen yoon may leen ñu am sukkandiku bu wér ni war nañ fa représenter les services techniques ngir wax ak ñoom ci wàllu l'impôt yi muy seen délégué de quartier kon vraiment ñun ñëpp ñoo ngi leen di sant ni may waxee rek ni liggéey bii dafa mel ni trésor la ñu koy defal ndax gannaaw ñun la waroon ñun la yoon teg loolu ne nu yaa leen di saytu l'impôt boobu di ko dajale di ko ngir collectivité territoriales yi kon vraiment liñ ci def vraiment gis nañ ko ngeen xam ni kilifa gi mi ngi koy bàyyi xel mi ngi koy rafetlu lépp lu war ci jàppale ni itam jàppale leen danañ ko def incha allah du ma terminer rek xam naa jotaay bi sax jeex na waaye comme ni mu koy waxee woon ba laal impôt boobu muy wax contribution économique locale dafa am impôt boo xamante ne nii dafa nekk ci biir suñu biir te nit ñi mel ni dañ koo woyofal waaye xamuñu ko ñi koy wax l'impôt du minimum fiscal IMF 4 quatrième catégorie mu war ku nekk ci kër te loolu itam ci code général des impôts la nekk. loolu ban xeetu impôt la. loolu ban xeetu impôt la. l'impôt boobu impôt kii la impôt local la. ni nga xamante ne nii noonee la foncier bâti taxawee wala beneen. waaye bii nag bopp la. noo koy gën a xamee ci àll ba moom lañ doon wax l'impôt bopp taxe rural. gannaaw nag ruralité amatul maanaam commune la yi ñoo taxaw. léegi IMF 4 moo ko wuutu. te bopp bu nekk téeméer ak ñaar fukk la 600 xam nga jafewut. te ci kër gi am na ñoo xam ne seppi nañ leen ci ndax gone gu amul defe naa fukki at ak ñeent bokkuloo ca. ñi nga xamante ni tamit dañoo am yenn laago yu bokk lañ ci yenn mag ñi bokkuñu ci kon ña ca des ci kër ga wax dëgg yàlla loolee mën nañ ko contribuer seen dëkk ngir na ko baabu doon waxee lu ñu bëgg ci dëkk bi wax dëgg yàlla ñu def ko kon daal impôt lu muy viser lépp mooy ku ci nekk as tuut ak la nga tollool nga participer ko su ko defee soxla yi nga xamante ne nii moom la ñuy jànkoontoog ci dëkk bi ñu fa mun ko saafara donc pour terminer encore une fois ñoo ngi leen di nuyu baax di leen sant di leen gërëm. jërëjëf monsieur Touré. monsieur le maire moom moo ko ubbi woon mën nañ ko bàyyi moom mu mujjee kàddu gi sëñ Ousmane baal ma rek nga xaw a jege micro tuuti xëy na sëñ Ousseynou voilà très bien voilà donc nga tàggoo rek ak ñi lay déglu mais bu fekkee aussi am na loo ci bëgg a rajouter aussi nga wax ko si li ma si bëgg a rajouter rek mooy soññ population yi soññ citoyen yi ñu yokk lu ñuy woowee civisme fiscal parce que lu am solo la su ma soññee citoyen yi tamit dinaa soññ acteurs yëpp parce que de la même manière population yi citoyen yi war a fay ñun itamit war nañ def effort pour rendre le service public parce que service public la ñun impôt ñun waa Trésor war nañ faciliter nit ki mu ñëw fay parce que metti na nga yëkkati nga dugal sa loxo sa poos bëgg a fay impôt ñëw amoo traitement bi ci war a dem ba yow sax boo moytul da ngay naan xanaa nekkul rek damay fay rek boo moytul kooku doo toog a gisaat donc ce qui fait que ñun en tant que service en tant que comment ça s'appelle mandataire de service public war nañ def effort boobu di soññ itamit waa mairie bi itamit bi nga xamante ne aussi am nañ seen rôle à jouer dans les affaires donc su ko defee day dem sax bu renvoyer ci définition wu impôt bi nga xamante ne xëy na waroon naa si njëkk a ñëw mu xaw a laal sax différence entre impôt bi ak taxe bi parce que dafa am benn genre exigence buy nekk ñëw def différence bi par exemple impôt dafa nekk loo xamante ne nit ki état bi wala collectivité locale bi da koy jëlee ci citoyen bi pour mën a satisfaire charge publique loolu mooy impôt taxe bi par contre benn prélèvement la boo xamante ne comme Touré ni mu ko waxee ci njëlbeen am na contrepartie même contrepartie bi sax bu directul sax day nekk contrepartie indirecte par exemple boo jëlee kaaw tomb bi nit ki day fay taxe d'enlèvement d'ordures ménagères pour xaar en retour benn service de ramassage bien vrai que service yi sax mën na bañ a nekk service régulier mais xasee ba am service bi rek taxe bi dalay donc ce qui fait que ñaari wala acteurs yooyu yi nga xamante ne moom moo ñoo booloo seq kii boobu noonu ku nekk da nga war a def effort mairie bi bu mettre service de ramassage yow bi nga xamante ne yow yaa war a fay wala ñenn ñi fayuñu mais naka la mairie bi di mën a assurer service de ramassage bi régulièrement du mën a doon ce qui fait que population bi nañ def effort fay déclarer fay et en retour mën a xaar
côté mairie bi ñu defal leen service soit service direct mooy ramassage wala ñu contribuer à la charge publique mu nekkoon loo xamante ne lu am solo loo xamante ne j'ai jugé nécessaire de revenir là-dessus avant may jébbal kàddu d'accord monsieur le maire. waaw baal ma rek xëy na ma laaj benn laaj bu 1 minute rek mu tontu ma. acca bismillah moom ngay laaj. voilà très bien. fay xëy na xëy na sax Mouhamed Touré te mu ne ma non loolu bokkul ci waxtaan bi ak yooyu. mais am na lu ñu tuddee OVP ak ODP. voilà loolu aussi dama gis ne. loolu yaakaar naa monsieur Touré. waaw moom mooy gën a kii pour wax ci loolu parce que loolu moo gën a dinaa si kii mais xam naa ne monsieur Touré moom mooy gën a kii parce que yaakaar naa loolu fiscalité purement locale la c'est-à-dire c'est suite à la délibération de la mairie pour mën a liquider ay taxes yoo xamante ne soit occupation voie publique bi la wala domaine public loolu yaakaar naa trésor ñoom ñooy définir assiette bi calculer def seen métrage et mën a calculer li nga xamante ne nit ki bi nga xamante ne moo occupé voie publique bi mën a fay. yaakaar naa Touré dina si mën a ñëw. comme laal ngeen mën naa cee barkeel. d'accord mais amul problème non. waaye nag damaa jàpp ne émission bi di ñëw moom. parce que dañ ciy ñëwaat. dinañ ci dugg bu baax a baax. waaw waaye li ci am solo rek. fay wax ko. sànq ci njëlbeen moo tax may leeral li ñuy def nii ak li ñuy wax nii ci lan la sukkandiku. ci loi yi ma renvoyé leen sànq ci code général des collectivités territoriales xeetu l'impôt yi nga may laaj mi ngi fa. boo demee ci article 195 di nga gis mu koy wax ni nga xamante ni tey bu ñu waxoon foncier bâti mën la wax ban article la ci code général des impôts. ni ki noonu yi tamit nii à la différence de ces taxes là nga xamante ni technicien ak expert u impôt et domaine ñoom ñoo koy tënk. fii waa conseil bi ñoom ñooy délibéré sur délibération lay génn. nga xamante ni le conseil municipal qui est un conseil exécutif ñoom ñooy délibéré ci xeetu taxe yooyu conformément à la loi. nag ñoom ñooy wax impôt bi nii la tëddee naka lañ koy fayee ko bu dee ay ODP par mètre carré la ñu ci bari ñu ne la mètre carré sàngam lii ngay fay. du dëgg niki noonu itam OVP noonu. am na yeneen tamit yoo xamante ni tamit day ànd ak moom. xeet yooyu yu bëri incha allah dinañ ci ñëwaat émission spéciale dañ lay woo bu ñu toog ñu waxtaan monsieur le maire. waaw jërëjëf xam naa ni affaire bi dafa bëri dafa yaatu comme li nga wax rek di fàttali ni. bu ci yàlla àndee àllarba bii di ñëw. fii la ñuy ñëwaat. même waxtu. waaw dinañ def ko dañuy continuer waat. émission yi incha allah mooy mi ngi tombeek le 3 février ah. waaw le 3 février. ok mooy mercredi bi di ñëw fii la ñuy ñëwaat. defaat l' émission yéeg yi dafa yaatu. waaw parce que xam naa ni buñ ci bëggee wax yëpp duñ ci génn. tey dañ ko bëggoon tënk rek ci impôt local bi rek typologie bi. ok mais nag ba tey baax na. waaw xaabaabal bi du ci dara. waaw donc ça montre que yëf yi yaatu na. tout à fait te explication aussi du jeex. di wax population bi rek. wax nañ ko léegi ku ci bëgg renseignement boo demee sa délégué dina la wax bu ko mënul aussi dina la yebal trésor wala mu yebal la mairie wala mu yebal la fii ku ci ñëw rek ci commission bi dina la jox ay information yoo xam ne moom la doy donc vraiment pour terminer parce que xaw nañoo xaabaabal tuuti. tout à fait di leen gërëm bu baax yéen waa Mbour FM di ci jiital soxna Issa Dior ci liggéey bu rafet bi di leen gërëm bu baax a baax di gërëm waa ATV ñoo xam ne ñoo ñuy defal ñooy filmer séance bi di suñu partenaire boo di jox nag aussi benn ngërëm particulier le cabinet GECOM parce que moo ñu accompagné parce que nous sommes accompagnés par un cabinet moo ñu jàppale ci organisation bi ak yeneen liggéey te lii yëpp daanaam ci moo koy tënk balaa ñoo ñëw ci séance yi. di gërëm le représentant des délégués et jaar ci moom di aussi l' ensemble des délégués vraiment di wane seen engagement bi ñu joxe. pour la réussite de la commission. monsieur Touré ñoom wax naa léegi ñoo yore suñu gafaka ñoom moom. dañ leen di sant leen gërëm parce que ñu ngi ñuy dencal suñu kees. ba di ñu jàppale ci lu bari. te ak mooy question yu mujj yi nga ko mujj laaj. tout à fait mooy ODP yeeg yooyu. yooyu yëpp ñoom buñ ci jàppul du sotti. waaw di gërëm encore une fois waa impôt. ci liggéey bi ñuy def nag di ci xam bu ne impôt nag du impôt rek fii mais waa cadastre ak ñoom ñëpp ngi ci biir. ñëpp ñu ngi ci biir. waaw de ce fait que liggéey bi daal dafa nekk liggéey boo xam ne
bu ñu yàlla dimbalee ba mu egg. am naa yaakaar ne dinañ ci am jeexantal bu baax. boo xam ne dina delluwaat ci population yi. laaj nañu nag xam nga bu ñu defee liggéey ba pare. mairie ak état bi ku ci nekk da nga am loola war. waaw man loolu je suis parfaitement d'accord defal li nga war nga mën a laaj liñ la waral. waaw defal sa devoir laaj say droit. mais dafoo dara foo tourné ñu sànni lay xeer. te yow sa bopp yow miy critiquer doo def dara ku nekk ngi laaj làmp laaj ndox laaj nangam te dërëm doo ko génne bi ci gën a ndaw mooy MF 4 bi nga xam ne bopp bu ne 600 francs la at. bu ngeen nekkee ñaari nit ci kër wala ñeent 600 francs par 4 ça fait 2400 at. ñu la joxal 2400 nangoo ko joxe. am sa kër tabax ko ba mu rafet ci luye di encaisser te nangoo ci génn dërëm. ak bëgg a nekk njiit te doo fay impôt. bëgg a nekk maire doo fay impôt bëgg a nekk conseil municipal doo fay impôt. bëgg a nekk délégué de quartier doo fay impôt loolu yëpp day dëñ. ñun commission bi wax nañ leen ko képp ku bëgg a nekk délégué boo fayul impôt ñu wàcc la. ah waaw c'est un minimum. munoo ñëw nit ñi fay leen impôt te yow doo fay impôt. yow munoo nekk nga ne damaa bëgg a nekk conseil municipal wala dama bëgg a nekk député. te doo fay impôt dañ lay dénoncer ba ñu wàcc la. oui tout à fait parce que c'est un minimum yooyu ñemoo ko def ci dëkk tubaab yi. kaay ma jiite leen. te du ma dugal dara. donc yow li gars yi am nga bëgg a yóbbu. waaw donc xam naa ne du ma xaabaabal. dinañ ci gën a ñëw man je suis d'accord pour les devoirs des citoyens ñu def ko mais je suis aussi parfaitement d'accord que ñoom tam ñu laaj seen droit ba képp koo xam ne war nga cee mën a dugal sa loxo. nga dugal ko ci pour réew mi mën a développer suñu dëkk yi mën a développer. d'accord ñu ngi leen di gërëm bu baax di leen sant. merci beaucoup tey jii ñu doon waxtaanee typologie des contributions foncières typologie des impôts fonciers catégorie du foncier bâti ñu amoon mbégte bu yaatu doon ci dalal monsieur le maire Bayati Babou waaye itam ak kii di Mohamed Touré nekk ci trésor. waaye itam kii di Ousseynou Faye moom itam nekk représentant service des impôts waaye ànd ceeg El Hadji Oumar Sarr nekk délégué de quartier zone Sonatel waaye itam kii di Saloum Sissoko moom nekk consultant fekkee na waxtaan wi di gërëm bu baax ñi nga xamante ni aussi sunu confrère wu ATV la ñoom itam ñu doon liggéey bu am solo ñu ngi leen di gërëm bu baax di leen jaajëfal di gërëm Issa Dior Sall bi coordonné émission bi mbokk yi ñu leen jox dafa rek ba ci kanam tuuti incha allah jërë ngeen jëf.